auzu billahi mina sheytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy fi teew mbokku imaam yi ñu ngi leen di nuyu bu gën a tedd ci nuyu mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. suñu daje tey bi daje jàmm la mooy daje boo xam ne day leeralal nit ñi ni ko imaam Babacar waxee léegi def lañu tournée nationale bu ñu doon def at mu jot wala ñaari at yu jot ci suñu kattan ak suñu mën-mën. Covid bi taxoon lu mat ñetti at a ngi nii defuñu ko, ñu ne ren nag foog ñu def ko. bi ñu ko jàppee ci mois de juillet mënul woon nekk ndax ñu ngi woon ci tuuti ci nawet bi. mois de août nawet bi nekk fi tamit mois de septembre jot gi may ko Covid bi jógaat ñu ne ko nañ ko tegaat ba Covid bi gën a tane. yàlla dogal ñu def ko ci mois de février bi jàpp ko ci diggante le 7 ba le 18. ci diggante bi tamit yàlla dogal audience ñu am ko ak président de la république parce que ñun tamit ONG lañu ginnaaw bu ñu nekkee association nationale ONG lañu kon am nañu mën a wax ak état te état day wax ak ñun ñu di ñuy wax ak moom du audience yi rek dañuy bindante di waxante ñoom it ñu ñuy tontu ci situation bu ne. bii nag dafa tombé le 20 décembre ñuy jëm ci élection municipale yi ñu ne comme ni ñu ko daan defee depuis ñoom Maodo Sylla ba tey diggante évêques yi ak imams yi day am lu ñuy wax appel des évêques et des imams pour la paix. yenn saa yi ñu defee ko fii yenn saa yi ñu defee ko cathédrale sax moo ëpp ndax ñoo ëpp salle ak disposition pour loolu. bi ñu waxtaanee l'abbé yi ñu ne kon nañ ko def balaa Noël yi tableau baa ngi ne la ci ginnaaw nañ ko def balaa au plus tard le 20 décembre ndax le 24 décembre day nekk Noël yi ñoom dootuñu am jot dañuy préparer seeni messe ak seeni homélie kon jot bi dootu leen ko may day nekk ginnaaw loolu te kon élection yi day dugg ñu ne daal loolu duñ ko renvoyé nañ ko def fu ñu koy defee ñu ne cathédrale ñu jubóog ñoom ci date def ko ndax élection yi mu ngi waroon nekk ci mois de janvier bi. président de la république recevoir leen ñoom ginnaaw bi ñu defee appel des évêques et des imams ndokkeel leen ci seen Noël bi yéen ñëpp gis ngeen ko. ndokkeel leen aussi ci bonne année bi mu ñu waree recevoir ñun imam yi ñu ne élection yi dafay commencer mu nekkoon nag comme recevoir naa évêques yi ba pare dinaa leen recevoir en audience après ci première audience yi sax lay doon ndax bëgguma ko renvoyer waat mën nañu dem ba mu lab bi élection yi jeexee juste mu xamal la ñu ne dinañu recevoir ndax boobu ba tey ñu ngi sàkk dajeeg moom ci suñu ay programme te boobu ba tey sotteegul programme yooyu nag topp na ci juróom-ñaari poñ juróom-ñett la woon sax benn bi nañ ko retiré dinaa leen ko expliquer après bi ci jëkkoon mooy ñu ne ko suñu siège bi ñuy defar président Senghor moo ñu ko mayoon en 1979 en 1981 bi Abdou Diouf ñëwee mu jox ñu suñu terrain bi mooy fële ci Massalikul Jinaan fi collège Saint-Pierre nekk ñu jox église bi benn partie jox imam yi benn partie pour ñu mun fa def seen siège ak orphelinat ak ya ca topp ndax xale yi mbedd yi dañu bari programme bi pare na ma nga fa woon. bi ñu waxtaan ak monsieur le président de la république ne ko kat suñu siège bi Alaaji Abdou Aziz Sy moo tegoon pousse de première pierre bi Dabakh en 1992 ba oowoon ci sax Jili Mbay borom teraanga la rahimullah yàlla na ko yàlla yërëm ñëw ne dinañu ci jàppale lu mu mun ba mu sotti yàlla dogalu ko
1992 boobu ci Alaaji Abdou ak defee première pierre bi oo na ci ñu mu bëggoon oo ñëpp yàlla dogalu ko. ñu nit association des imams bi ab président Abdou Diouf ñëwee ñaanoon nañu ko mu dimbaluñu ci, mais mu ne ñun ci pays laïque la ñu nekk mënuñu tabaxal ñu nekk ci diine ci lenn lu mu doon lu ne. constitution bi mayewul loolu. pays laïque mënul dem di tabax ay jàkk ki jumaa ki siège ki yi du ko mënu ko attanu ko. budget état attanu ko. mën nañu defal ay lettre ñu dem uti alal wala teraanga wala ku ñu ko mën a defal bitim réew bu fekkee ne amuñu ko ci biir réew mi. ndax ñu ngi ko doon jàmbat ñi ñu ci bëggoon dimbali ci yaakaar leen ci yàlla dogalu ko ndax appel boobu El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh moo ko defoon. président Abdou Diouf defal ñu lettre ñu dem Bahreïn dem Qatar ma Qatar dem Arabie Saoudite dem Maroc te fu ñu fi dem rek bu ñu tasee buur bi rek danaa ñu bu ngeen di ñibbi rek ma ñëw defar ko lii jaral na ma lu nekk mais yàlla dogalu ko. bi nga xamee ne dellu si waat nañ ñu mujjee dem Gabon mu defal ñu lettre ñu seeti président Bongo bi ñu waxee président Bongo mu ne day ñëw defal Louga am lu mu ko war a defar bu ñëwee dina ñëwaale ci siège yu imam yi dimbaluñu ndax ñun imam yi amuñu fu ñu recevoir nit ñi amuñu siège suñuy bureau la ñu am te yenn saa yi ñu am dinaa wax benn gan bu tolloog monseigneur Gantin bu mu ñëwee Dakar dañu mujjee loué ji hôtel Teranga pour ñu mun ko fa recevoir. bi pape bi ñëwee Dakar moom it amuñu fuñ ko recevoir dañu mujjee dem Gorée imam Dia moo ñu mën a dimbali ñu recevoir pape bi foofu doomam a ngi fi ñu mën a waxtaan ak moom ci suñuy programme jox ko ay cadeau ndax pape bi dafa jóge Rome ba Dakar félicité dialogue interreligieux bi am entre musulmans et chrétiens. donc ñun amuñu woon fuñ ko recevoir mënuñu dem hôtel mënuñu dem fenn ñu ne comme imaamu ratib bu Gorée imam ratib la au même titre que imam ratib bu Dakar bu ko recevoir ci moom ci turu imam yi loolu dinañu neex trop noonu la ñu defit bi ñu dellusee Gabon dara sottiwul bi président Abdoulaye Wade ñëwee ñu dem seeti ko comme ni ñu seetee Macky nii waxtaan ak moom mu dimbali ci ne dañu jëm ci élection yi bu élection yi passé incha allah dina ci def lu mu mun pour mu pare mu jox ñu lu ñu commencé ba fi ñu em ñu mujjee depuis ñu commencé ko 1981 dañuy cotiser 1000 francs par imam par an pour mën a tabax loolu mënul nekk mais góorgóorlu nañu ci lu ñu mun parce que ñun ay retraités ñoo ci ëpp ñu mosul fayeku ñoo ci ëpp ñu amul bulletin de salaire ñoo ci ëpp ñu amul pension de retraite ñoo ci ëpp mais yàllaa fi ne ñu ne kon dañuy cotiser imam bu nekk 10 000 francs ñu mën a cotiser at mu jot pour ñu mën a bu ñu amee dara def ci bu ñu amee dara def ci 1992 ba léegi def na 30 ans tabax nañu lu ñu mun ba fu mu em fa lañ ko emal ñu wax ci président Macky Sall keroog bu ñuy defar jumaa ji mu doon ibbi ci Géejawaay foofu tamit association des imams et oulémas ñu moom terrain bi président waree defar foofu mu tombeek association bi moom ko de Géejawaay ñu daal di defar mu tabaxal leen juma waa Pikine mu defal leen juma yu tombeek jamono bu ànd ak jamono bu nekk ak jamono yéen ñëpp gis ngeen ko bañ koy inauguré nag ñu ne dañ ci profité waxaat ko président de la république ne ko kat suñu siège bi ñuy tabax ñu ngi cotiser 1000 francs par imam par an donc ñu continuer ñuy cotiser 1000 francs par an par imam bi nga xam ne loolu am na weer bu jot wala at mu jot dañuy am 400 et quelques mille 500 et quelques mille gën caa néew 600 000 ñu ne kon nag lañ ci boole jàkk yi ak jumaa yi jàkk ju nekk di cotiser 10 000 francs par an jumaa ju nekk di cotiser 20 000 francs par an ñu dajale xaalis bi di tabax siège bi defaat nañ ci ñetti yoon ba ñeenti yoon mais ba tey demul bi ñu waxee président Macky Sall ca loola ca keroog ba ñuy ibbi mosquée Géejawaay mën a jox leen ma document yi loolu man maa ko war a defar ndax maay le président de la république te maa ngi def ci foyer religieux yi kon nag war naa mun a jàppale imam yi ci loolu sama devoir la
te dinaa ko def mu def ñaari at ci diggante bi ñu rappelé ko waat ne ñu ngi jëm ci tournée nationale te war nañu yóbbu programme boobu wax leen fuñ ci toll. yàlla def bi mu ñu recevoir après les élections ñun la jëkk a recevoir daal ne ko maa leen diggoon ne dama leen recevoir naa église bi yéen ci topp ñu wax ak moom ci programme bi ñu wax nii yëpp mu ne maa leen ko diggoon keroog bi ñu demee Géejawaay kon tey nañ ma ool architecte du palais bi mu ñëw ci audience bi léegi mu ñëw mu ne ko fu ñu toll ci siège imam yi mu ne ko moo ci topp ci budget yi ma yoroon doon defar Fatick lañ doon defar jumaa ji ibbi nga ko barke démb kon nag imam yi ñoo ci topp mu ne kon nag dégg ngeen ne yéen ci topp incha allah dinañ leen ko defaral ñu ne loolu xibaar bu neex ci ñun la wax ko fi ñu jaar yëpp ci 30 ans yi fi passé moom mu ñu nangul ñu loolu ñu gërëm ko sant ko. deuxième point wu loolu nekk premier point bi deuxième point wu audience bi nekkoon ci affaire u xaadi yi nga xam ne dañ leen fal ci tribunal yi nga xam ne moo nekk les tribunaux de grande instance bu nekk am na benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yooyu xam ne ñooy jàppale juge bi ci affaire u mariage yi religieux ak li nga xam ne mooy affaire u miraas yi ndax jullit yi dañu bëgg ñu leen di miraas ci l'islam te jullit bu dee bu nekk ci l'islam lañ koy miraase te code de la famille nangu na ko ñu ne kon kaadi yi ñu namewoon ci tribunaux yi dañ leen di defal ay suppléant am na ci déjà mais du ñëpp matale kon tribunal bu manqué xaadi dañ fay nommer benn titulaire ak benn suppléant te décret bi président de la république moo koy signé ñu wax ko de loolu def nañ ko mais sotteegul mu ki yore loolu pour ñu sottal loolu ci deuxième point boobu tribunal départemental bu nekk ci Sénégal am benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yuy jàppale juge yi ci affaire u miraas yi ak affaire u sëy yi mooy deuxième point wu audience bi. ñu dem ci troisième point bi ñu ne ko monsieur le président lii boo ñu ko defalee te ñun ñuy dundee ñi ci ëpp ci yalwaan ak amuñu moyen siège bi war nañ ko entretenir war nañu fay ndox war nañu fay courant war nañu fay gardien war nañu fay personnel war nañu fay équipement yi fa war a nekk ak matériel bi nga xam ne dañuy renouveler tout le temps te loolu yalwaan mënu ko yore ak cotisation le président de la république ne li ngeen wax dëgg la kon dinaa leen defal benn subvention bu mun a attan loolu di leen ko dimbalee at mu jot ndax imaam yi kat jàmbar ngeen ci Sénégal yéenay jullee néew yi yéenay tuddal liir yi yéenay takk sëy yi yéenay def miraas yi yéenay denc néew yi yéen ñaanal leen di leen jàngali kaamil ak yu si nekk yëpp vraiment ñu jar a jàppal ngeen dinaa leen di wax subvention boobu ngeen mun a téye seen siège di ci def entretien bi ak di fay li ci war yëpp nangu naa leen ko mooy ñetteelu point bi. ñeenteelu point bi ñu ne ko nag président imaam yi tamit bari leew ñu wax dëggu yàlla bi fi Senghor nekkee daan nañu dimbali lu mat 100 imam kenn ku nekk jox la 7000 francs bu Tabaski jotee. bi Abdou Diouf ñëwee mu def ko 15000 francs ñu def Tabaski ak Korité mu jóge ginnaaw gi mu def ko 25000 bi Ablaye Wade ñëwee it pour ndimbalu Tabaski yi ak Korité ci imam yi te dañu bari tubarkalla macha allah mu ne dinaa ci def lu mu mën Ablaye Wade tamit yokk ko nombre bi yokk ci lu mat 700 personnes 700 imams sur tout le Sénégal pour dimbali leen parce que am na ñoo xam ne dañ ñëwoon duñ jël xaalis bi ndax xaalisu politique la loolu foog ñu wax ko ñii nangu nag bu jotee ñi ci dëkk yi ñu dem ci gouverneur yi ñu jox leen ko ndimbali ñeneen ñi ñëw ci siège yu imam yi wala présidence dañ ko doon joxe mu jóge naaw gi ñu ne dafa bari dañu ko andi ci siège yu imam yi wala ñu luyee salle wala ñu leen ko defal banque wala daal Orange Money ba fii yu muñ mujjee ñu ne ko nag imam yu bari amuñu mu ne ñaata imam neen ñu ne ko 22000 et quelques
ci Sénégal gi yëpp ci ay mosquée moo fi am mu ne loolu duma ko mën a gum léegi mais dinaa leen defal leen may naa leen ngeen jël lu mat 1500 imams sur l'ensemble du territoire boole koog li ngeen amoon jël naa ko en charge kon président jërëjëf ci loolu mu yokkal ñu lim boobu bi mu ñu yokkalee lim boobu ndax daf ñuy dimbali Tabaski bu nekk 50 000 francs ci ñi bëgg nga mën a yokk ci dara xam ngeen xar dootu jar fukki junni mu dimbalee la fukki junni booleeg li nga am nga jënd sa xar Tabaski sa Tabaski. Quand le gros maigrit le maigre meurt kon ñi amul woon bu ñu amee day gën a baax ci ñëpp ñu ne kon nañu seeti imam yi comme dañuy def tournée nationale ñu dem waxtaan ak ñoom tamit wax leen ko ñu ne daal loolu duñu ko téléphoné di wax secrétaire général bi rek nañu dem nemmeeku ci suñu imam yóbbu leen xibaar yi yëpp ndax dañ ci daan cotiser dañu war a nommer ay xaadi bu ñu demee ñoom ñu seet xaadi yi ñu nommer ci tribunal bi nga xam ne fu nekk ñaari xaadi fay am titulaire ak suppléant ñu dem yóbbu leen xibaar boobu. léegi ñu war a revaloriser statut imam yi tamit ñu ne imam ratib bi dañuy jënd xar yóbbu ko ci jumaa ja xar bi war na am nu mu bindoo la mu doon am daal bëgg nañu mu yokk ko mu ne li ñu te imam ratib bu Dakar rek ko fi am yeneen amu ko mu ne d'accord naa loolu 14 régions yëpp ngeen dimbali imam bu nekk 100 000 francs mu booleeg li mu am mu nangul ñu loolu di jox imam ratib bu région bu nekk tamit lañ la doon jox ñu tegale ci 100 000 francs nga mun a jënd sa xar bu Tabaski nga yóbbu ko ca jumaa ja ak lii la nit ñi di dimbalee ak li nga am def sa jox sa sunna ñu waxtaan ci ba juboo ci loolu nekk lu neex ci suñu xolit ndax imam yu bari jafe-jafe lañ ci doon traversé ñu wax ci suñu biir ne ñun nañu renouveler suñu carte yi ren sax buñ ko jaay imam yi ndax Covid bi daf fi jaar te association yaa ngi souffrir nañ leen xamal ne bu ñu jaayee carte yi leen di jox ak li leen fond de caisse bi nga xam ne association des imams desoon na fii ñu jël ko dimbalee leen ko ñu waxtaan ci ak El Hadj Moustapha Guèye mu ne ñu nañu jox imam bu nekk buñ ko seetee ziyaare ko ndax buñ fa demee dinañu toggal añ dinañu defal njogonal dinañu jox lu neex te dinañu defal ataaya kon ñu ne ñu yëkkati 20 junni jox ko imam ba ñu fa fekk dimbalee ko ci suñu ganale bi mu ñu ganale ndax foofu dem rek mu def lu mu mënul te booy dem wàcc fa dara tamit dina ko dimbali ñu ne leen suñu membre yi fi nekk carte yi ngeen di jaay ñii 100 ñii 200 ñii 500 lu ngeen jaay ci carte rek jël leen ko ren ngeen def ko seen kees ngeen dimbali ko ndax Covid bi tax na kenn amul dara wala ñëpp dañu néewle ndax liggéey amatul jafe-jafe am na soolootul ñuy jaay carte yi di laaj xaalis ndax li fi nekk yéen a ko jaay yéen a ko fi versé woon ñu restituer leen beneen bi ci topp mu ñaan ñu julliti nekk benn julliti nekk benn mooy ñuy defandoo di waxandoo di jëfandoo surtout lu jëm ci affaire u Tabaski koor korite tam xarit ndax feet yi duñu ko mën a di maye toujours bu julliti nekkee benn di ko defandoo rek day yombal réew mi raxas xol yi ñëpp am ci mbégte te loolu la ñu lislaam sant ñu waxtaan ak moom ci affaire weer bi mu ne mais weer bi yéen seen responsabilité la yéenay imaam yi yéenay jiite jàkk yeeg jumaa yi di jiite it ku nekk day dem si imaam ne ko fu weer bi toll kon yéen a war a régler problème bi jox naa leen affaire weer bi ngeen koy régler dee leen séntu weer bi te di joxe xibaar yi nu mu gën a gaawee ñëpp am xibaar bi ndax feeti nekk benn yéex bi dafay tardeel réew mi day tardeel nit ñi ku nekk xame ne suba day oor bu weer bi feeñee ngeen teel ko jox xibaar ñu ne ko sax ñun boole nañ ci ba joole ci journaliste mu ne loolu day gën a baax ndax jamono xibaar la ñu nekk xibaar dafa am importance te ñëpp war ko yëgandoo toll nañu foo xam ne loo wax fii tey léegi ci nekk Kédougou
wala ki nekk Bakel yëg ko kon affaire weer bi daal yéen imam yi régler leen problème boobu ngeen doxal ko seen responsabilité la du responsabilité kenn affaire weer affaire iliman la te iliman yi bokk nañu fu ne xeet yëpp ngi ci ñëpp ci nekk te Sénégal ñoo ko bokk ñu nangul ko loolu tamit ci dénkaane boobu te ñu ngi ko doon doxal ba tey ñoo ciy continuer di ko doxal loolu moo ci nekk ndax ñu bi ñu ko waxee tamit ñu ne ko suñu tournée nationale bi jamono dafa koor gaa ngi ñëw buñ ko deful léegi dootuñu ko mën a def te am nañu invitation bu nekk Gambie foog ñu dem fa it ci président Barrow bi ñu fal bu yàggul invité nañu foofu imam yi invité ñu mu ne ah ça fait l'occasion comme da ngeen di dem tournée nationale seen oto yi mënu ko def dinaa leen abal oto yi ko mën a def mais nag zone Casamance bi dafa am ay jafe-jafe ndax dañ fa jàpp lu mat 9 soldats ou quelque chose comme ça ñu nga fa ñu arrêté rébellion dafa am foofu am na coow li ci gën daal ma abal leen oto yu baax dimbalee leen ko ngeen mën a dem bu ngeen dellu si ma oto yi d'ailleurs sama yi joxe chauffeur yu leen di yóbbu pour assurer seen sécurité ndax ñoo xam oto yi yéen mun leen dawal ay màgget ngeen mu dimbalee ñu loolu jox ñu oto ñaari oto yi dimbali ñu yóbbuñu fu ñu dem tamit imam yi li ñu leen wax nii moom la ñu leen wax feuille de route bii moom la ñuy def ci tournée bi am na benn point bu ñu ko doon bëgg a ñaan muy fay weer imam yi mu ne su ma fayee imam yi foog ma fay église yi ñu ne ko ah kon ñun dañuy retirer point boobu mu ne ma gis ngeen enseignants yi ngi nii di ma laaj xaalis te mënul seen problème rek léegul kon mënuma jël leneen di ci teg yéen yàlla moo leen di fay jàppaleen ci li ngeen jàppoon nekk ci li ngeen nekk luñ ci mën nag ci dimbali leen dinañ ko def ñu xamal ko ne Sénégal 22194 mosquées moo ci nekk boo buggee fay ñooñu ñëpp jàkk ñu nekk am na ñaari iliman ba ñett am na 655 grandes mosquées am na 22 grandes familles religieuses am na 841 églises am na 7 cathédrales loolu charge bu rëy la bu laaj étude spéciale ñu mun ci wax ñu retirer question boobu ne ah boo koy laaj dara de fekk mu mën ko te mun ko def bu ko mënu ko def da nga koy teg lu mu mënu te bu boobaa da ngay andi jafe-jafe kon question boobu nañ ko teg fële tey juróom ñaari poñ yi nga ñu jox bind ko jël ci ay décision ñu dinañ ko exécuter ni mu waree loolu moo andi ñu dem tournée nationale bi wër suñu ilimaan yi parce que El Hadj Moussa Gueye dafa ne bu ñu téléphoné benn secrétaire général la ñu dem ba ca ñoom wax ak ñoom ca loola ni ñu ko defee fii xamale leen ko fii noonu lañ ko xamalee ñëpp amul leneen lu ci nekk wala luñ ci wax loolu luñ ci dox su amee lu ma ci fàtte wala lu ma ci waroon préciser su ma naataango bi imam Babacar Ndiaye di Mbaye Ndiaye dina ko mottali